Grand Café ñoo leen di may seen revue de presse. dañu ci ànd ak Mantulaay ci bundooy dikkati naa réewum Sénégal day pëccëxoo dëgg la daal di def réew maa ngi mel ni yaram ak màggat fu ne day metti 24 heures yéene kaay ne ñetti fan yi day Sénégal dund looloo xam ne bu ko mësee dundit fàtte nañ ko yàgg na manifestation goo xam ne dara nag taxu koo jóg lu dul ñu daal di bàyyi Ousmane Sonko yéene kaay bi daal di ne ma moo taxit ñetti fan yoo xam ne daanaka mënees naa wax ne dafa nuroo woon ak àdduna buy tukki xale yi jàpp réew mi jaxal ko taal ko gaañante geeg rayante gi mel ni tuleeg màlle ci réewum Sénégal saxaar si di jol-joli réew mi mel ni luy daal di sànku juróom benni xale ñàkk ci seenu bakkan muy lu metti diggante bi ñoo na yëmbal sud Parcelles Assainies allée du Centenaire ak Kër Massar ñu bari daal di ci amee gaañu waaye ñu bari sakkan lool takk déer daal di leen di teg loxo 24 heures yéene kaay ne yemuñu nag ci daal di taal réew mi waaye dañoo xoñoñal presse bi taskatu xibaar yi liberté sañ-sañ gi ñu am ci wax li ñu gis mbaa dem fa mbir yi am di ko fa waxee loolee la ñu pocket ci ñoom daal di jël yéene kaay bi ne ma xoolal YouTube bi rek bëgg na ba ñëwatul Facebook bi ñu tàmbali koo nax saayal WhatsApp doxatul woon mujj gi ci réewum Sénégal TikTok bi it bokk ci ñu perturbé cay réew mi 24 heures yéene kaay na ñetti fan yi day Sénégal dootu ko fàtteti moo tax it parti communiste français bi ma ngay woo Emmanuel Macron mu daal di dëddu gouvernement bu réewum Sénégal lépp luy relation ñu daal di ko fay yemale Cheikh Omar Siné wax ji mooy monsieur le président de la République Macky Sall cellaaral gii nga nekkee dëgg moo la warul Dakar Times ne cay réewum Sénégal bàjjo bi li fi am démb day raw na la amoon 23 juin ci jamonoy Abdoulaye Wade moo tax it mbootaay xeet yi ñu ngi sàkku ci askan wi ñu ànd akuk dal yéene kaay bi ne ma manifestation yi dafa mel ni lu rax ndax am na ñoo xam ne ay force étrangère lañ bokk nañ ci manifestant yi nga xam ne noo yori ngànnaay ay taskatu xibaar yu bëri ñu daal di leen di agressé Reporters sans frontières di naqarlu bu baax a baax ni ñu weñee loxol taskatu xibaar yi Sud Quotidien loo ci mënti dégg askan wi wane nañ ni Sénégal ñooy boroom ñoom mbedd mi ñoo wane ni dëgg loi bu am ci réew mi ñoom ñoo ko waral ñaar ni ki démb yi yokkoti ci ñi faatu ci réewum Sénégal ci manifestation yi L'Enquête Quotidien mani la askan wi kay seen mer la ñu génnee wan ko ni ki démb ak bërki démb Macky Sall waaye nag tuur nañu deret te dafa mel ni mbir mi taxu leen a toog de rey nañu leen juróom benn ci ñoom gaañ nañu ñu bëri ci ñoom daal dinañuy teg loxo ñu bëri ci ñoom terewul xale yi ñu ngay génn ca mbedd ma di jax-jax yi di ñaxtu rek ca Mbuur moom lu toll ci fukki prisonnier ak juróom ñoo daal di rëcc waaye ñett ñi tegaat nañu leen loxo Libération ne xale yi bàyyiwuñ de waaye faatu gi mi ngi gën di yokku ci réew mi réewum Sénégal nag mel ni mar day taali fu guerre am ay magasin Auchan ñu daal di leen di dajji ay édifice public ay maire ay station service loolu lépp yàq nañ ko fii ci réew mi ni ki démb ak bërki démb yemuñ ca de kër ñoom Marème Faye Sall ca Ndar Géej ñu daal di koy taal kër Antoine Diome kër Birima Ndiaye yooyu yëpp dañ leen daal di attaqué moom maître El Hadj Diouf këram fii ci Ndakaaru yi daal dinañ koy attaqué ni ki noonu TFM RFM Mbour ak RFM Mbacké permanence bu APR ca diwaanu Ndar Géej daal dinañ koy attaqué terewul ni ki Sonko démb wuy ji na doyen des juges yéen kaay bi di Libération di ma xamal ne beneen dossier gu yees day la ñu ubbil Ousmane Sonko moo taxit maître Bamba Cissé dafa mel ni ku kalaate ci kanamu doyen Samba Sall daal di koy xamal ni jamono ji mani la droit ci boppam la ñu faagaagal ko ci réewum Sénégal source aané la ñu bëggoon day ñëw opposition bi moom moo di daal di marché waaye mujjuta anto fa ñu nekkoon jóge ñu fa critique yéen kaay ne daanaka la am démb kay dafa xaw sax jege ak càcc gars yi di yàq nam leen neexee di sàcc nam leen neexee ñenn ñi sax dem ba ca yor ay ngànnaay mbir mi nag dépassé na ay wàlluk manifester càcc daf caarax Le Soleil yéen kaay ne moom gouvernement gu Sénégal daal ma ngay woote ak dal laas yéen kaay ne déet nguur gi kay dañoo mel ni nag ñu mere xale yi mel ni nag ñu leen di tiital ak di leen di xoqatal Le Quotidien ne moom Antoine Diome kay daf caa boole sax nag mel ni koy tuumaal Ousmane Sonko moom ministre de l'intérieur ne lii ñuy def ci réewum Sénégal ay acte la yoo xam ni wàllu terrorisme la waaye wàllu complot ak yeneen lay daal di nuróol Les Échos yéene kaay ne moom kay Félix Antoine Diome la mu wax leer na nee na képp koo xam ni yaa ngi woon ci manifester yi daañu la wër daañu la jàpp te daañu la jébbal yoon ndax am na ñoo xam ni ñi ngi gàmm waaye am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ras dem ci mbir mi te yàgg daañu leen teg loxo Le Quotidien ne moom Ousmane Sonko kay daal di dañ koy tuumaal it appel à l'insurrection moo di woote fitna nguur gi it yéene kaay bi ne ma dina retirer agrément bu OSIWA mi njort ne moo doon financé Y'en a marre Direct News ne wax ji kay nañ ko wax te dund moom moo di président de la République Macky Sall moo war a wax ak askan wi jamono ji réewum Sénégal diggante saxaar ak deret la daal di nekk jamono ji réewum Sénégal ñaari moom samp na ko loxo yaa ca des réewum Sénégal galgal nañ ko ba daanaka mi ngi biir ba ci kaw yegg suuf dongo ci des la ñu soxla moom moo di président de la République mu ñu boole njaboote daal di wax cellaarug Macky Sall gii ay lii mbaa dina jur jàmm moom président mi ñu dénk réew mi moo war a génn dalal xeluk askan wi attention de bu ñëpp booloo dal ci kaw nguur lu mu am doole mar day taali Macky Sall dong kàddoom Direct News ne moo mën a nag dalal askanuk réewum Sénégal boole kook ay mesures yu am doole réew mi bu tolloo fu mu toll nii moom mi njiit li moo war a wax waaye warul batale kenn muy wax ak askan wi li nemmeeku nag Direct News ne
ne moo di diggante nguur gi ak askan wi la dox seen diggante àll wi dafa ne yàmbalang ca daal di yaatu bu amee nag andiwaat premier ministre lii mën a doon saafara gi yendu leen ak jàmm di ñaan yàlla dal ci réewum Sénégal te it ñuy bàyyi xel ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen ak jàmm. Bon Café ñoo leen doon may seen revue de presse. Mantoulaye Thioub Ndoye cant ak ngërëm ñeel na la xibaar yi kon buur na dañ leen di fàttali rek lan moo ci gënoon a fës manifestation yoo xam ne mu ngi wéy ba tey fu ci mel ne Vélingara di région bu Kolda manifesté yu jur juróomi nit yoo xam te ne am nañ ci gaañu yu metti bal sax la ñu wax ne moom lañ leen dóor bu ñu sukkandikoo sunu naataango bi nekk ci diwaan bi lépp lu mu ci mën ci doon daañ ci ñëwaat ci sunu yeneen jotaay xibaar ak na mu gën a leeree ginnaaw bi nga xam ne yebbi na leen lam ca joti xibaar ci biir xibaar yi Bignona moom ña ngay woteeg dal ndaje moom la ñu def ci xaaju guddi ca préfecture ba dogal yu bari lañ ca jël bokk na ca képp ku ñu tegoon loxo nañu la bàyyi nga ñibbi sa kër waaye manifester bu fu mënti am nañu leen aar ba daanaka kenn du ca am yi gaañu jamono jooju ñi nga xam ne ñooy aar ak yelleefi doomu aadama ñaawlu ñenn ci ay nervi yu ñu dugal ci manifestation yi Ligue sénégalaise des droits humains ne faaw ñu bip enquête boo xam ne dafay tëddee njaxanaay ngir rek ñu mën a xam ñan ñoo jël yooyu nervi ak luy seen liggéey ci biir manifestation yi wax nañ ci biir xibaar yi génnuk démb jëriñu ndénk karange bi réew mi ki nga xam ne moom ab enseignant chercheur science politique ca UCAD jàpp ne communication bu baaxul ci biir forme bi ne ci fond bi Antoine Félix Diome sax dafa lajji bu baax a baax bu nu sukkandikoo ci Jean-Charles Biagui kon xibaar yi buur na teg nañ ci biti réew ak li yéen kay xëye tey Fatou Abdou Ndiaye Fall moo nekkoon ci kaddu gi Cheikh Anta Gueye moo féete woon ci xaale gi prestation yi di woy ba tey di defit jëye boobook léegi fa ca Bignona moom ña ngay woteeg dal ne ab ndaje la ñu def ci xaaju guddi ci préfecture bi bëri na yi dogal yoo xam ne jël nañu ko bokk na ci ñëpp ñu jàppoon nañu leen bàyyi foofa ca département bi waaye te fexe ba manifestation fa mën ci amit na takk der yi ànd ak ñoom daat leen di aar ci jamono jooju ñi nga xam ne ñooy xeex ak yelleefi doomu aadama danoo ñaawlu nit ñi recruter ñenn ci ay nervi ci manifestation yi Ligue sénégalaise des droits humains gis ne ab enquête indépendante war nañu ko caa indi ngir rek mbir yi gën a leer ci biir xibaar yi daañu waxtaane génn ko demb jëruñ juñ dénk wàllu kaarange bi réew mi kii di enseignant chercheur science politique ci UCAD wax ne communication boo xam ne xaaruñu ko woon ci forme bi waaye te ci biir maanaam fond bi Antoine Félix Diome dafa lajji ci communication bi mu yëkkati démb jagleel ko askan wi daañu déglu ci biir xibaar yi Jean-Charles Biagui daañu ca teg bi ci réew ak li yéen kaay xëyee tey su ko defee xibaar yi dafay daal di buur ñaalante Fatou Abdou Ndiaye Fall moo nekk ci kaddu gi Cheikh Anta Gueye moo féete ci xaale gi dalee nag jàmm ci biir xibaar yi manifestation yi am démb ci Ndakaaru ak yenn région yi ginnaaw teg loxo bu njiitu Pastef Ousmane Sonko way di def yi jëyee ba tey ñetti nit ñàkk nañ seen ko bakkan bésug démb kenn ki ci baccalauréat la toll keneen ki nag ma nga doon jaayi karo ka ca topp moom ci Auchan bu Kër Massar la faatu juróom-benn nit kon bu nu ko dee xayma faatu nañ ci jurub ñaari fan fa nga xam ne jamono ji mooy Vélingara moom ma ngay yëngu ci xibaar yi nga xam ne daañ ci ñëwaat ci na mu gën a yaatoo ak sunu ndaw di Pape Kadiali Badji jamono jooju nag ñi nga xam ne ñoo far ak Ousmane Sonko ca Bignona ña ngay woteeg dal démb am na ndaje wu am solo woo xam ne ci xaaju guddi lañu ko amal ci préfecture bu Bignona kàngam yi àndandoog imam yi ak ñi nga xam ne ñoo addu karange yi ba ci jigéen ñi bokk ci Bois Sacré danoo bëgg rek jàmm dellu suy ginnaaw ñaari ndaw yoo xam ne faat nañu leen ci ñu wax ne it ay dogal jël nañu ko ci booba ndaje bokk na ca képp ku ñu jàppoon ci manifesté yi ñu bàyyi la teg te it manifesté go fa amati nanu leen aar takk de yaa war def googu liggéey ñu déglu ci imam Mamadou Lamine Badji moo wax seenu kàddu ci micro bu Abdourahmane Diallo. département de Bignona jàmm lañ fi xam te moom la ñu bëgg mu continuer bu demee ba mel nii kenn yéenoo ko woon amul kenn ku xalaatoon loolu kon ci loolu juboo nañu et danañu dugg waxtaan ak askan wi wax leen ne leen c'est vrai mën nañoo wone li leen naqadi mais nag du doxalin bi nga xam ne moo fi jiitu woon li ñu bëgg nag bu ñu ko buggee def na ko autorités yi xam bu ñu ko xamee ñi encadré ñaan nañ leen tamit ñu bàyyi xale yi d'accord nañu ñi nga xam ne ñoom la ñu fi yor dinañ leen bàyyi. ca manifester nag ñu nemmeeku ci ñoo xam ne solu ñuy tënu boole ci nag yor yi gànnaay ñu jàpp ne it ay nervi lañu loolu di kàddu yu ñi nga xam ne ñooy xeex ak yelleefi doomu aadama faaw ñu bi ab enquête bu leer ngir xam ñan ñoo recruter ñoon ñu di pays nervi te nag ñu mel nay takk der ndax mënu sukkandikoo ci secrétaire exécutif bu Ligue sénégalaise des droits humains waruñoo nangu benn policier buy dend ak civil boo xamante ne solul tënu te it mu jël gànnaay di ko teg ci askan wi lu mu ci mënti doon mbir la
la moo xam ne daañu ko topp ba mu sës ñu déglu Alassane Seck ci micro bu Fatimata Diop. ñu naqaru le fait que policier yi nekk maintien de l'ordre ba pare war a sol tenue civile jubul ndax ëllëg boo ko amee lu ci ëpp am bavure policière rek nga xam kenn mooy kat ndax amul matricule sol na civile ñëw ñëpp loolu moom vraiment gënul un état de droit policier dafa war a sol tenue wala boog bu nekk maintien de l'ordre day sol tenue en cas de bavure en cas de d'erreur grave commise par ce policier là parce que ñuy demander à ce que l'État puisse ouvrir une enquête vérifier que c'est vraiment des policiers et que ces policiers doivent porter des tenues ou en tout cas avoir des badges d'identification loolu wax daal dégg daal Sénégal war nañ dépasser état de droit di maate di duma ay nit tey amul benn jumtuwaay wala boog benn ràññale bu ñu ko ràññalee ni ki alkaati wala du alkaati. ñeneen ñoo xam ne yéen yàbbi ci mbir mi mooy association bi boot ñi nga xam ne dañuy doon détenu ñun jugaatee ci askan wi ñu dippee ko ASRET ñoom nag ña ngay addu ci li nga xamante ne moom la ñu nemmeeku bokk na ca nee nañu lu toll ci téeméer ñaar fukk ak ñetti détenu yoo xamante ne ay nervi yoo xam ne dañ leen a recruter te nag ñu ci bari sax dañuy doon ay détenu yoo xam ne dañ leen a libéré amuñu leen lu ñuy def lu du doon yi nervi ba tax na ña nga cay dànkaafu njiit la di Ibrahima Sall la mu gis rek moom mooy ko mooywul dana kalaame nguurug Sénégal ca cour de justice bu CEDEAO bu fekkee ne am na gënuk jëye bu dal ñooñu nga xam ne dañoo nekkoon détenu te génn rawatina mbas mi ki tegi loxo ba tax ne dañu koy déglu Ibrahima Sall ci micro bu Fatimata Diop. ñi ngi arto rek kilifa yi di leen wax ne ay manifestation am na quoi dañuy jàpp ay doomu aadama te buñu jàppee ay doomu aadama dañu leen di déféré buñu leen déféré fan lañ leen di yóbbu kaso te ñooñu ñu jàpp ci biti lañ jóge te xam nañu ne feebar dafa am ñooñu mën nañu indaale doomu jàngoro bi ñuy wax coronavirus wàllu ko ñi nga xam ne dañu nekk ci kaso yi te demuñu dikkuñu képp koo xam ne jàpp nañ la ci manifestation yi ñu jël leen mettre leen en quarantaine bañ leen jaxase benn yoon ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kat ci loolu noonu ASRET sax ci ay xibaar ñu ngi wax ne ñooñ politique yi ñu ngi jëfandikoo ancien détenu yi ba recruter nañ ci 123 personnes def leen ay nervi pour que rek ñu jaxase dëkk maanaam dinañu jokkoo ak avocat gi nga xam ne maître Moussa Sarr moom dinañu saisir cour de justice bu CEDEAO porter plainte nguuru Sénégal bu fekkee ne tey situation bi dafa laal détenu yi maanaam corona bi dafa dugg lor leen. kon ñu wax ba tey ci li nga xamante ne moom mooy manifestation yi ak li mu jur ne jafe-jafe lu toll ci ñaar fukki magasin Auchan dañu ko caxatee ci jurub ñetti fan mu doon ay yàqute yu metti lool te bari ñenn nag ñi ko def ñi doon ndaw yi nga xam ne dañu doon manifester ñu déglu ci Pape Samba Diouf mooy wax seen jokkalante foofu ci Auchan ak téléphone bu Evelyne Mandjouba. une vingtaine de magasins loo xamante ne dañ ko attaqué saccagé ko pillé ko yàq ko manifestant yi nga xam ne ay Samba Boy ñoom ñoo si dugg suñu ay magasin jël produit yi donc yàq suñu ay matériel mobilier bi sax dañ ko jël yóbbu ba si ay moteur frigidaire ay lépp bay jël ay ferraille ay grilles di ko dajji pour yóbbu ko loolu yëpp gis nañ ko am na magasin yoo xamante ne on peut dire que ni existé tout parce que la fa nekkoon lépp jël nañ ko yóbbu am na si yoo xamante ni tamit dañ ko taal. ga nag la mu jur rek mooy lu toll ci juróom-benni téeméeri liggéeykat daanu ko ñàkk seenub liggéey juróom-benni téeméeri fournisseur yoo xam ne dañu doon liggéey ak Auchan it daanu ñàkk ci mbir mi nga xam ne moom la jur démb ni manifestation terewul nag Auchan moom nee na du bàyyi ay loxo mukk mu wadd ci suuf daanu jàkkaarloo ak li nga xam ne moom mooy mbir mi dañu koy déglu moom Pape Samba Diouf ba tey ci jokkalanteem ak Evelyne Mandjouba. Auchan moo ngi toll actuellement ci 1730 collaborateurs sénégalais ba pare plus de 600 fournisseurs sénégalais tamit dañuy liggéey nga xam ni ay pères de famille ay mères de famille ñoo fay liggéey di fa suturoo seeni emploi la ñu menacé tey à travers acte bi. léegi ñooñu seen ëllëg nu muy mujj. dinañ def tout incha allah ànd nekk benn defaraat lépp. investissement bi tolloon na ci ñaata. investissement bi ëpp na une dizaine de milliards. ci tënk ba tey organisation bi bokk ci secteur privé bokk na ci CNP CNES MEDES UNACOIS Jàppo ñoom ñooñu ñëpp nag danoo àndandoo naqarlu li nga xam ne moom la ñu dund ci diirub ñetti fan ci réew Sénégal ña ngay waskan week liggéeykat yi ñu xam bu baax a baax jafe-jafe yi nga xam ne entreprise ñi ngi koy jànkonteel rawatina mbas mi nga xam ne nërmeel na koom yu bari waaye te li nga xam ne it crise la te mën leen a jural jafe-jafe yoo xamante ne ñoom rek ñoo ci loolu te ñoom it ñu doom ay doomi sénégalais loolu nag la ñu xamle ci ab bataaxal boo xam ne bind nañu ko di wooteeg dal mu dellu si ci réew Sénégal dañuy waxaat ak li nga xam ne moom mooy génn démb bu jëriñ ju dénk kaaraange bi réew mi communication boo xam ne dafa mel ne ku réer ci communication bi communication bu nu xaarul ci jamono jii loolu di ay kàddu yu Jean-Charles Biagui moom enseignant chercheur science politique bi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jàpp ne moom discours bu Antoine Félix Diome bi mën na koo gisee sax ne daf ko raté lool ci li nga xam ne moom la doon waxtaan démb dañuy déglu Jean-Charles Biagui ci téléphone bi mu waxtaan ak
Younoussa Baldé. boo xoolee ci fond bi nag fond bi moo yu muy utiliser mooy moo yoo xamante ne amul benn lien ak mooy réalité bi mu ngi wax affaire de terrorisme xam nga bon ci société yi léegi boo waxee terrorisme c'est pour diaboliser souvent say adversaires moom mu ngi utiliser terme boobu moom mu ngi wax tam affaire de état de droit mais justement mais état de droit ñàkkum état de droit moo tax ni nekk di manifester donc ci gàttal daal mooy communication bu bon la baaxul dara loolu moom il faut pas loolu mooy c'est l'exemple à ne pas faire. ñu des ba tey ak Jean-Charles Biagui wax na it ci forme bi maanaam na mu ñëwee moom Antoine Félix Diome kanam gu ñagas lool mel na it lu mer te it du lool lañu doon xaar ci ay kaddu bu Jean-Charles Biagui nee na la mu gisoon sax mooy njiitu réew mi président Macky Sall ñëw wax ak askan wi moo gënoon fuuf kaddu yi nga xamante ne jëruñ ju dénk kaaraange bi réew mi yëkkati na ko dañu koy déglu ba tey. léegi ci société bu mel noonu mënuñu comprendre benn ministre de l'intérieur ñëw di wax loo xamante ne mooy par rapport contexte bi amul benn lien benn rapport ci taxawaayam da ngay gis ni dafa mel ni lu tubaab bi di wax dafa crispé mooy maanaam yaram bi nangul noonu loolu day joxe firnde que xëy na moom lu muy wax moom xam na ni ci boppam xam na ni loolu amul rapport ak réalité du terrain mais am na tam leneen loo xam ne moo gën a doy waar mooy ci discours am na foo xamante ne day wax ni mel ni mooy président bi luy yoonu ministre de l'intérieur ci ay affaire de vaccin xam nga loolu yëpp ay problème la. ñu ñëwaat nag ci li nga xamante ne rek moom mooy recours ba kii di Moustapha Guirassy déposé ci assemblée nationale jëm ci rek ñu suspendre lenn la ñu toppee Ousmane Sonko bokk na ci keroog ba muy dem ca fa nga xam ne mooy wuy jiga te ñu teg ci moom trouble à l'ordre public lu nu mel nag yoon la bu nu sukkandikoo ci ab député boo xamante ne nekkoon na ci groupe parlementaire la mu xam ne rek moom mooy ñu nangul ko wala ñu bañ ko nangul lu nu mel fa nu koy xamee mooy séance plénière ba nu war a jëm teg ca nag lu jëmit ci demander lever maanaam dindi malaanu kirlaay bu Ousmane Sonko it yoon la ndax délit bu mënti am moom député bi dañ koy indiwaat assemblée nationale ngir dindi malaanu kirlaay bi leeral yi ak Safiatou Ba Ndiaye. dinañ dugal fii ak ay fan yu néew rek beneen recours ci assemblée nationale ñeel mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr député Moustapha Guirassy moo fas yéene rek dugal boobule recours ngir sàkku ñu suspendre poursuite yi contre député bi di leader parti bi di Pastef mu di lu yoon nangu ak lu mën a nekk suñu sukkandikoo ci benn ancien président bu groupe parlementaire ci assemblée nationale muy xamle ni rek Moustapha Guirassy mën na introduire boobu les demandes de recours ngir rek ñu annuler yooyu les poursuites muy leeral ni itam ci séance plénière le député yi nag di valider ndax dañ koy nangoom déet suñu ancien parlementaire bi arduna itam si ñaareelu sàkkutee fu yëkkati malaanu kirlaayu député bi di Ousmane Sonko ci assemblée nationale muy xamle ne ci infraction bu nekk juge bi am na droit sàkku rek ñu yëkkati boobule malaanu kirlaay te procédure bi nag day nekk rek comme procédure bu njëkk ba kon nag ginnaaw formation commission ad hoc bi boobule commission ci boppam dina déglu député bi nga xamante ne rek moom la ñuy tuumaal moom ci boppam nag mën a tànn kan mooy avocat am ci collègue am yi ginnaaw loolu nag ci séance plénière rek la ñuy xamee ndax dinañ valider boobule sàkkuteef am déet. balaa ñoo dugg rek ci yeneen i xibaar jëm ci wàllu wér-gu-yaram la nga xam ne it moom moo am ci Vélingara manifestation bu metti yoo xamante ne fi mu toll nii ma ngay juri jëye ndax sunu naataango ba ñu teewal ci diwaan ba la ma ñu fa xawal dañuy dem ba foofa nga xamante ne moom mooy Vélingara nekk ci région bu Kolda fekk fa Pape Kadiali Badji moom moo ñu fa teewal bu fekkee yemb na Pape Kadiali ñu ngi lay nuyu. allo Fatou Abdou. waaw ñu ngi lay nuyu Pape Kadiali Badji. waaw retour la amoon waaye ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. fii ci Kolda comme ni ngeen ko xamee un peu partout dans le pays xaw na am li nga xamante ne mooy ay jaamarloo diggante xale yi ak policiers yi waaye policiers yi doxal nañ ci li nga xamante ne mooy professionnalisme ak tact ba ñu contenir en tout cas li di manifestation yi waaye tey si suba nag gannaaw ba ñu xëy itam ñu xamal ñu ni ki ca Diaobé nag li fa am jéggi na dayo lool foofule nag xam nga askan wi ci jamono yële askan wi ñu ngi yoon xaw a fippu ne li leen commandant bi di teg lu jëm ci wàllum défaut de port de masque bi jéggi na dayo ñu bëri njort ni ki que tey dañu sukkandiku ci loolu ñu mën a génn parce que nekkatul li nga xamante ne mooy manifestation waaye émeute la ñu nemmeeku foofule ca jaww bi daanaka li nga xamante ne mooy gendarmerie ba lépp lañ fa lakk ba mu jeex takk ñeenti auto gendarmerie ak ñaari auto yi nga xamante ne personnel yu commandant ba lépp la ñu lakk ak bureau yi dara desatul
suñu sukkandikoo ci suñu ay naatango yi nga xamante ne ci jamono ji ñoo ngi foofulee ci jaww bi waaye lu jëm ci moor doom bi nga xamante ne ñi ñaa ngi koy laam-laamee amaguñu d'abord li nga xamante ne mooy lu leer ci mbir mi ndaxte kenn àddoogul ci lu mel muy kër docteur muy suñu confrères yi nga xamante ne ñoo nga fa muy ñi nga xamante ne mooy force de défense ak sécurité yi waaye il y a 5 personnes gravement atteintes par balle ci jamono ji nekk kenn mënu leen évacuer soit à Vélingara ou à Kolda ñu ngi foofu d'abord ci poste de santé bu Diaobé ci jamono ji nag métti na lool suñu sukkandikoo ci kaddu suñu naataango yi nekk foofule dafa mel ni ki jéggi na dayoo doonatul manifestation waaye émeute gars yi maire bu ñu yàgg denc boobu la ñu génnee tey foofule ca Diaobé jëmale ko ci gendarmerie ba gannaaw bi kaddu yu juboon ci ay weer ci gannaaw ñi di ñaawlu lu jëm ci liñ leen di teg ci lu jëm ci ay contravention ay défaut port de masque foofule ca Diaobé Fatou Abdou. ni nga ko waxee kon Pape Kadiali Badji cant ak ngërëm ñeel na la manifestation yu jéggi dayo ba nga ja gis ne doon na émeute ginnaaw bi nga xam ne liñ ci mën a tënk rek moom mooy lu toll ci juróomi nit am nañ ci gaañu yu metti yoo xamante ne lam fa jur mooy congu lii di gendarmerie bool na ci ak oto yi nga xamante ne lakk nañu ko foofu kon ci diwaan bi xam naa rek daañu ci ñëwaat ak yow Pape Kadiali ci sunu yeneen jotaayu xibaar ñu wax ci leneen la nga xam ne jëm na ci wàllu wér-gu-yaram ak ministère bu ñu dénk wàllu santé action sociale def na pañuk mbas mi ba sug tey lu toll ci junni juróom-ñetti téeméer juróom fukk ak juróom-benn test la ñu amal téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ci ñëw am mbas mi bu ñu ko dee xayma ci taux toll na ci juróom-ñett yu toftal juróom-ñett fukk ak ñett juróom-benn fukk yaak ñett nag dañu leen ko wàll kenn ka da ko jëlee bi ci réew téeméer yi dañu ko am xamuñu fan ko jëlee ci yooyu téeméer juróom-benn fukk ak ñett ñi ngi ci région bu Dakar fanweer ak juróom-ñaar ñi ngi ci yeneen région yi ñu wax leen nit ci tënk signal bu Sen TV dagg nañu ko diirub ñetti fan terewul askan wi taamu lool nag chaîne bi nga xam ne mooy chaîne leader firnde gi bokk na ci réseaux sociaux yeeg ñi koy seetaan 1,4 million moom la ñu am ci vue ci des médias officiels ci YouTube bi waaye te ci diirub rek 14 heures di fukki waxtu ak ñeent lu toll ci 2 millions ñu ngi koy seetaan ci Facebook ci diirub benn fan mu mel ne nag signal la boo xam ne war nañu ko saytu bu baax a baax xam dëggantaan li nga xamante ne mooy jéego yi ñuy def saa su ne ci joxe xibaar yu wér te wóor dañu biggeenu xët muy rek li nga xamante ne mooy xibaaru bi ci réew teg ci li yéene kay xëy tey ñu doore ko bi ci réew. xibaaru bitim réew. Côte d'Ivoire lu toll ci juróom-ñaari millions yu xaaj ñoom ñoo war a sànni seen xob ngir tànn lu toll ci 2 téeméer juróom fukk ak juróomi député élection bu am solo boo xam ne diirub fukki at bi mooy bu njëkk bu kàngam yi formation politique bokk mu mel ne ña nga xam ne dañoo wane woon ginnaaw ci élection yaatum 2011 di farandoo Laurent Gbagbo bi yoon nangu nañoo sumb seen loxo ci bi élection mu mel ne kon ubbiku na kenn ku ca ne nag yaa ngay woo say électeur ngir rek nañu la sànni lu xob ñu dem ci Gabon ñi nga xam ne ñoo jiite syndicat ba gën a mag te boot ñi nga xam ne ñooy médecin woo nañ Ali Bongo njiitu réew ma mu fexe it ba wut pexe ci li nga xam ne mooy ñàkk oxygène bi ñu nemmeeku ci yenn ci hôpitaux waaye te ñàkk scanner ak laboratoire bokk na ci it ñi nga xam ne am nañuy mbas di feebaru Covid 19 nañu fexe ba jàppale leen ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram nag moom ma ngay weddi la nga xam ne moom la ñu teg ci boobu syndicat au commissariat bu mbootaayu xeet yi ca moom nag dafa daal di ñaawlu la nga xamante ne rek moom moo am ca Irak bu Algérie bokk na ci it ñenn ñoo xam ne dañu leen teg loxo te teguñu ko fenn weeru février léegi nee nañ mi ngi bëgg amub diir manifester yoo xam ne bari na fa manifestation yi ñu doon def rek ngir bëgg jàmm dellusi fa ci la ñu leen tegee loxo jamono joo xam ne réew ma it mbas ma mu ngi fay gën a defi jéego te it ñi wàccoon ci mbedd mi bari nañu lool kon xibaar yi benn ponk rek moo ci des mooy di yéene